nag Mamy Soleil dafa ñëw ci gént le rêve moom à sa façon daf ñu ko expliquer donc on regarde ñu dellu si waat ci li nga xam ne mooy plateau bi Mamy Soleil. Quelques explications sur le rêve ou songe. Les origines. La croyance à l'origine divine des songes ou des rêves est universelle. Dès la 10e dynastie pharaonique, le rêve est connu comme moyen de prédiction dans l'avenir, et ils avaient recours à la clé des songes. Le songe existe comme message divin dans la mythologie grecque. L'école de Pythagore enseigne que la communication avec le ciel s'effectue uniquement pendant le sommeil, moment où l'âme s'éveille. Cette doctrine est identique chez les écrivains juifs et arabes du Moyen Âge. Les Babyloniens ni les Sumériens, il y a plus de 3000 ans, n'avaient rien à apprendre des Grecs. Le rêve ou songe était considéré comme un moyen divin de prédire l'avenir. Thérisme. Voilà donc Mamy Soleil moo ñu doon expliquer un tout petit peu li nga xamante ne moom moo di rêve ndax nee na songe bi du ñëw lu dul communication avec le ciel ça ne se fait que pendant le sommeil. Donc nekk na yoo xamante ne yu am solo la bien que fii sax am nañ benn émission boo xam ne ci wàllu gént lay dox mais moom ci origine yi la remonté. Donc ñi ngi remercier Mamy Soleil bu baax ci gëstu yi nga xam ne da koy apporter ci wàllu horoscope. Bijou léegi nag dañuy dem ci ki nga xamante ne mooy Marie-Christine rek. waaw Marie-Christine tey plat bi mu fi indi keps yaa ngi koy wax sànq boo ko parce que ñun chocolat pain lañ ci xam. waaye n'est-ce pas sa ginnaaw. mi ngi nii chocolat pain. waaw xam nga pain lañ gis gisuñu fi jën. choco pain bañ nañ ko ba ne choco pain tu vois. yow nga ñëw ne poisson chocolat c'est vraiment loo xamante ne foog na création lay doon ñu déglu la nga xool parce que loolu doy na waa Marie-Christine. mais bon passons à table c'est l'heure de mon petit plat tey nag dama leen indi le menu bu assez spécial comme ni ko Kebs at Bijou waxee dama leen indi lii di poisson au chocolat wax mi du bëri nag dama leen di bàyyi sama chef cuisinier Ali Baba Gueye mu wane lu ñuy defee lii di poisson au chocolat. Poisson au chocolat soo ko bëggee def am na ingrédients yi nga war a utiliser tels que vinaigre, moutarde, sel, poivre, ail, poivron rouge, poivron vert, poivron jaune ak ay soble. Wanda
defal na leen poisson au chocolat ku ko bëgg a mën da ngay ñëw si école Ceci Cela téléphone bi mi ngi nekk 865 14 58 école bi dañ fi def pâtisserie dañ def boulangerie dañ def cuisine internationale merci bon appétit. Bon appétit Ali Baba Gueye mu toggal ñu tey lii di poisson au chocolat man de bi moo juddee ba tey képp maa ngi doogaa di gis. li ñu naan nopp dalooti na. waaye sànq ci plateau bi da nga wax lu am solo nee nga ma c'est possible parce que gis nañ ne sulux mbalax comme ni nga ko waxee dañ koy toggee maafe ak jën. donc c'est pas la première fois ñuy gis poisson au chocolat mais tur bi xëy na ñu ngi koy doogaa di dégg daal. waaw boo koy lekk maafe lay saf wala. et puis moom daf ko raax comme ni ñuy defee. daa mel ni ko ubbi mburam rek raax ci chocolat bi da ko mariner. booy ak moutarde daf ko mariner moutarde poobar mel ni kuy mariner rek lépp lu war a dem ci marinade. def na ko ci vinaigre huile moutarde lépp ba chocolat bi xam nga ndok lañ koy waxee xam na laa ko mën a tuddee. mu ubbi jënam rek raax ko ci ba mu très bien dugal ci four. waaw moom moo ko créé plat bi wala. nee na ma waaw moom moo ko créé xam nga Ali Baba Gueye nag dafa doon koo xam ne dafa xarañ ci wàllu mbirum togg dafa nekkoon bitum réew yàgg fa lool sa moo tax nee na ma moom daal dafa ñëw ci yeewu leen saa bu xëyee rek du ñu créé plat yu bees. di ci création bi la bokk. mais Christine xam nga poisson chocolat nga andi est-ce que moom mun na fi def par exemple yàpp ak chocolat wala ginaar ak chocolat wala leneen. non namul lu bëri. ñaar yooyu la ma naroon toggal ma ne ko déet benn bi rek doy na. Ok d'accord donc à part poisson mun na ko utiliser. bien sûr à part poisson bi nee na mun nañu ko utiliser ci viande comme mun nañu ko utiliser tamit ci lii di ginaar. bijou ci noonu sax lay ànd ak sama nutritionniste Marie Gueye mu wax ñu li neex ak li baax ci chocolat. mango daal du point de vue nutritionnel. gis nga chocolat boo sonnee nii boo ci moccee morceau bu ndaw rek da ngay bég parce que chocolat dafa am potassium dafa am magnésium ay substances yoo xam ne daf lay détendre dégg nga en plus chocolat dafa am ay produits yoo xam ne day jàppale cellules yi contre le vieillissement donc des cellules yoo xam ne oxygène mun leen yàq noonu dégg nga daf ñuy protéger contre le vieillissement. te chocolat tamit dafa am ay substances stimulantes pour kii muscle cardiaque bi pour cerveau bi les cellules nerveuses donc booy lekk chocolat nii comme xale yi jàng bi waxtu pour les examens chocolat baax na pour xale buy màgg tamit chocolat baax na parce que day maye kattan dynamisme parce que non seulement am na ay substances stimulantes mais yokk nañ ci tuuti suukar donc chocolat mag ndaw ñépp ko war a lekk te chocolat tamit am na fer végétal la bien sûr mais am na fer donc baax na ci jigéen bu ëmb baax na ci xale buy màgg baax na ci ñépp kon day lutter contre l'anémie ferriprive. mu mel ni Vieux Diouf moom doyalagul ci beñu mango gi ma ko defoon ba tax na mi ngi may indil mango bu yàgg bi waaye Vieux Diouf tey ci chocolat la ñuy wax puisque nag dangaa yeewu te dafa mel ni àndoo ak cawarte dama lay diggal nga lekk chocolat ndax ñii di lekk chocolat dañuy ànd ak cawarte chocolat dafa baax ci fatigue ñii di faral di am ay dépression ay stress dee leen lekk chocolat dina leen di éviter yu mel noonu chocolat tamit dafa baax ci xol te nit ñi dañuy faral di wax naan kuy lekk chocolat da ngay grossir nutritionniste bi nee na non c'est pas vrai mën ngeen di lekk chocolat seulement bu leen ci ëppal te ki tamit ngeen di éviter di lekk lii di choco au lait ndaxte daf leen di indil lii di peau grasse boo leen ci lekk leen ci nag chocolat am na fer lekk leen ko dina baax ci seen yax te ki tamit chocolat muy lu am solo leen lool nee nañu aphrodisiaque la ñii di ko lekk dégg naa dañuy gën di bëggante war naa see mën a lekk maag kookee te ki chocolat tamit boo koy lekk ci chocolat tamit boo koy lekk nee nañu maag kookee suspension te ci chocolat tamit boo koy lekk di nga digérer normalement sa taux de cholestérol tamit dina wàññeeku chocolat tamit day tax suñu sang bi di daw normalement ci suñuy veine chocolat baax na ci hypertension lu ñëpp dem xalaatee naan chocolat day indi carie sama nutritionniste nee na c'est pas du tout vrai mën ngeen lekk chocolat au contraire dafay gën di dëgëral seeni bëñ mais wax ji mooy buñ ci ëppal képp ci jàmm bul abuser boobu day fekk bëñ yi baax. waaw surtout parce que bu fekkee koo xam ne dafa am problème bëñ. voilà bu fekkee da nga am problème bëñ nga bëgg lekk chocolat gu bëri moom daa moom gisuma la mbaaw lekk leen ci nag man li ma ci gën a jàpp rek mooy que chocolat day dindi stress yàgg naa ko dégg kon confirmé na ko
waaw c'est vrai. c'est vrai day jëndi stress dañ koy digal sax ñi nga xam ne xale yi nga xam ne instant bi dañoo toll ci période examen ñi war a def BFM bac ak lu ni mel la ñu ngi leen di digal ngeen lekk chocolat dina tax ngeen mën a concentré wu teg ci doon stressé. en parlant de xale yu yor seen ay cuillère jël chocolat bi dugg ak moom ci biir rondal bi di ko lekk. ñooñu laay wax dañoo. Marie Guèye nee na bu leen ci ëppal te xam ngeen ñun lay wax.